jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi safoo di ànd ak seen télévision Mbour TV tey nag ñoo ngi fi nga xam ne ni moom mooy Sandiara loolu nag war fi présider benn final bi nga xam ne nii moo ngi war a dox diggante ASC Jant bi ak ASC Yaakaar gi fii nga xam ne nii bu zone 8B bu Sandiara ñoo ko daal di organiser ODCAV Mbour. loolu nag final bi ñoo ngi ko parrainé ki nga xam ne nii moom mooy Aliou Gningue nekk adjoint au maire bu Sandiara loolu nag moom maire parrain bi moo war a doxantu ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy différentes ASC yi ci rek seen regroupement war leen a jëbal tamit yenn maanaam t-shirt yi nga xam ne nii jox na leen ko ñoo ngi fii nag ci ASC Yaakaar gi dañuy dugg ci biir rek xool lan moo fi am waaye tamit bu dee ay monsieur le maire war na fi yëkkati ay kaddu ñu daal di koy tàttanal mbokki téléspectateurs yi sa foote ànd ak ñun ñu ànd ak sunu caméraman dugg ci biir li nga xam ne nii moom mooy regroupement bu ASC Yaakaar gi. yéen ASC Yaakaar di leen remercier aussi ci accueil bi ngeen ñu accueillir fii ci seen penc ngeen nekk ci seen regroupement te xam ne peut-être accueil bi rëy na mais le maire jar na ko ndax ñun ñëpp xam nañ ni actuellement jot amatul mais moom lépp lu mën a nekk bu jeunesse bi soxlaa bàyyi na loolu ñëw ànd ak jeunesse bi ndax xam na ne. fa mu nekk jeunesse bi moo ko fa yóbbu te pour mu nekk fa ci seeni soxla moo tax ñu teg ko fa vraiment fàttewul loolu te mu ngi ci taxaw kon loolu laaj na ñun tamit ak lu mën a nekkati ñu bàyyi li ñu nekk te fekk si ko ci jàppale ko ndax buñ ko jàppalee suñu bopp lañ jàppale ndax lam nekk ñun la fay nekkal loolu ay kàddu la yu ma doon sànni ci monsieur le maire Aliou Gningue beneen bi mooy dama fay nekk en tant que président commission jeunesse et sport mais nekk fi ci ko nga xamante ne heure bu soxlaa moom Aliou Gningue dinaa bàyyi li ma nekkoon lépp lu ma nekkoon tey ba président Ibou xewle damay bàyyi loolu ñëw fekk la ko jàppale ko xamal ni ñaari zones yi benn la te moom xaarul suñu final mais depuis bi nawetaan ni commencé ba léegi muy match de poule muy quart de finale muy demi finale daf doon ñëw di ñu jàppale di ñu taxaw surtout man mi nga xamante ne maa yoroon président commission finance daf doon jóg sax di dagg ay yitteem di dem ODCAV di ñëw pour rendre ñu service ñun waa zone 8B donc ñun zone 8B ak ñi fi nekk ak ñi fi nekkul tey loolu war nañu ñu bàyyi suñu activité ñun aussi ñëw jàppale ci ko ci zone boobu donc loolu mooy beneen casquette bi nga xamante ni taxaloon ñu taxaw fi mais à part ça aussi ñuy wax ci turu jeunesse bi ni jeunesse moo aye nawetaan moo xewle ñun Sandiara discipline baa ngi fi ci cadre monsieur le maire ñu ngi leen di gën a ñaax ci discipline boobu ñu xamee ñun waa Sandiara ñu continuer ko prôné ko ci mouvement nawetaan ndax muy maire barki démb rek ñu ngi koy wax am na benn nomination bu fi génn au niveau national te ñu primé ko monsieur le maire ak commune bu Sandiara loolu yaakaar naa ñun ci jeunesse bi aussi war na gën a mën a feeñ ci ñun ba li ñuy dégg ci stade yi à travers les nawetaan dégg nañ ko ci ay département yu bëri ñun Sandiara ñu wane beneen facette nawetaan xam ne nawetaan développement la nawetaan foo agré la ñu bañ a dugg ci yooyu loolu daal moo nekkoon kàddu yi nga xamante ni monsieur le maire maa ngi doon jéggaloo xam ni doon mën a ñàkk ñu àggale ko mais je vous dis que final bi fête la du ma wax sax yàlla na ASC Yaakaar donc gagné ndax peut-être ma wax ko muy leneen mais yàlla na ki nga xamante ni bu gagné mu doon li gën ci moom parce que événement yi yemut fii yàlla na gagné xaj na yàlla mën naa dogal mu nekk yéen neel yàlla mën na leen ko jox incha allah rabbi waaw donc kon nañ leen ko ñaanal. te bi fi monsieur le maire def daal dinay jébal ASC bi 50 000 jébal leen 100 t-shirt yi nga xam ne tamit dañ ko jàppale seen préparation ginnaaw nag bu ñu fa jógee dañuy jubali fi nga xam ne moom mooy ASC Jant bi ànd ak monsieur le maire ngir rek continuer li nga xam ne moom mooy visite pour lu ñeel li nga xam ne mooy regroupement ASC yi. ba tey comme ni leen ko waxee woon ñoo ngi ànd ak ki nga xam ne ni moom mooy monsieur le maire war a ñëw fii fi nga xam ne ni moom mooy biir fii di regroupement bu ASC ASC sax Jant bi donc moom moo war a daje ki nga xam ne ni moom mooy ASC bi ñu jógee sànq loolu nag ñi war fi amal rek li nga xam ne ni tamit moom mooy visite bu monsieur le maire kon dañuy dugg ci biir. ànd ak ki nga xam ne nii rek moom mooy caméraman bi ñu xool ASC Jant bi tamit naka lay préparé finalam bi nga xam ne nii rek moom moo war a dox diggante ak ASC Jakaarlo. asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar di leen nuyu man la Mamadou Dieng président l'ASC Jant bi di kontaan aussi ci li nga xamante ne ni mooy fête de la jeunesse bi nga xam ne tey moom la ñuy waaj a fête. di leen dalal nag di kontaan ci ñëw bi nga xamante ni le maire Aliou Gningue mu ngi fiy ñëw te nekkul gulet aussi muy jàppale jeunesse bi gëm naa ni li du édition bu njëkk muy parrainé final zonal
ñu ko ciy sant bu baax nag di ko gërëm di ko dalal jàmm di kontaan di ñaan que la fête soit belle. kon mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci teertu bi ngeen ñu teertu fii accueil bi di am mbégte nag wax dëgg yàlla teew fii tey teew fii en tant que parrain teew fii en tant que maire teew fii en tant que dëkkandoo mais teew fii aussi en tant que mbokk parce que ci dëkk bi la ñu dëkk teew fi surtout en tant que seen xarit ñi fi nekk yëpp suñuy xarit lañu mbégte bi njëkk mooy fekk fi sama grand Bou Guèye ku nekk xam na lu mu liggéey Sandiara mais surtout lu mu liggéey ci wàllu navétane je pense que ku wax navétane Sandiara turam mënoo ko ci génne donc loolu dañ la ciy gërëm bu baax a baax li mu wone rek mooy yéen waa ASC jant bi am ngeen ginnaaw am ngeen ñi leen di jàppale moo tax su ma gërëmee donc sama grand bu damay gërëm le président am na ñi ko fi wax foog naa Modou wax na ko nu muy jàppale ci équipe bi xam nga président ci équipe moom dafa métti parce que soo xoolee lu sooxee rek yow la ñuy laaj donc soo amul ñi lay jàppale aussi tu es obligé nga def lépp kon président encore une fois vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant parce que dama jàpp ne li nit defal équipe rek ñun nga koy defal au niveau de la mairie monsieur le maire docteur Sène Gueye Diop nga koy defal moom mi nga xamante ne nii mooy maire bi kon su ñu nekkee son adjoint kii ñëw fii dañ la ciy gërëm bu sant la ci bu baax a baax ci vraiment di la gën a encourager xam nañ ne neexul mais je pense que lii dafa am solo nit ki toujours rek da nga war a xool nga ne lan laa defal sama waa fi ma dëkk lii ngay def nii da cee bokk di gërëm aussi donc suñ ko deful aussi ñeneen ñi dañuy dem bàyyi ñu donc tey su ngeen demee ba xam naa ne dem final xam nañ ne donc professionnalisme ngeen doxal am entraîneur loolu da cee am solo donc di nuyu aussi les joueurs vraiment ñu ngi leen di déranger seen concentration à commencer par le capitaine donc di leen encourager di nuyu donc les supporters de l'ASC jant bi li ñu leen mën a wax rek mooy lii da di loo xamante ne nii dañ koy def pour won leen li nga xamante ne nii mooy jàpp ngeen ak su ngeen wane woon leneen gars yi commission bi génne nañ leen ci équipe yi kon li ngeen wane ba agsi fii nag continuer leen ko ci final bi parce que final bi c'est une fête il y a aucun perdant tout le monde y gagne fête su amee mooy ñëppay gagné kon ñu ngi leen di encourager c'est vrai di ñaan vraiment que le meilleur gagne mais na ngeen xam ne lii satisfaction morale rek ngeen ci mën a amee amul leneen président li nga def ci équipe bi ak say équipe mënuñ leen ko jox ci final bi c'est pas possible donc mënuñ leen jox aussi loo xamante ne ni day tax ngeen am ci dara kon satisfaction morale rek lañ ci mën a amee comme loo xam ne satisfaction morale la nag donc li ngeen tàmbale muy fair play muy discipline da ngeen koy continuer comme ça kii suba ñun ñëpp ñu àndaat xam ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay en tout cas kontaan naa lool ku leen gis xam ne vraiment am ngeen accompagnement seen tenue yeeg ni ngeen kii ak yooyu yëpp donc loolu liggéey la donc seen staff moo ko liggéey mais yéen seen bopp aussi ngeen liggéey ko kon li ngeen agsi final na ngeen xam ne da ngeen ko mérito te xam leen ne 13 équipes ñoo fi nekkoon kon su ngeen ñëwee ba fii rek déjà vous avez gagné loolu su ngeen ko jàppee rek je pense que da ngeen xam ne perdant mënu cee am donc encore une fois ñu ngi leen di encourager di leen ñaanal nag ndam la rek ñu xam ne noonu la il a été le meilleur te ñun ñëpp ñu jàppe ko noonu donc dañ fi ñëw suñ fi ñëwee nag muy loo xamante ne nii encourager leen donc lii di 50 000 boo xamante ne nii xam nañ ne tuuti na lool mais c'est une participation symbolique pour gën leen jàppale ci kii bi ci organisation bi mais indil leen aussi un lot de 100 t-shirts pour les supporters yoo xamante ne nii aussi donc dañ leen di war di gërëm di leen sant di gërëm nag le président Ibou ci yéen la bokk mais vraiment ak toute son équipe mooy ñi vraiment dama su ma ñëwee ba fii dama bëgg vraiment ngeen xam loolu. vraiment dafa yaru mais aussi dafa di nit ku jub te foog naa loolu la ñuy laaj ci nit donc xale su fekkente ne yaru na jub foog naa fu mu dem rek yàlla mun na ko jàppale te Ibou qualité yooyu la am kon yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ak moom su ma ñëwee ba fii il faut ma wax ko vraiment fi kii bi moom dafa ma ne monsieur le maire ñun duñu ut parrain feneen
chaque année suñu parrainage yow lañ koy jox te comme li ma leen ko waxee rek vraiment def ñu koy yombalal ba mu yomb bu baax a baax kon grand boubou vraiment je voulais en profiter de cette occasion pour vraiment le remercier très sincèrement mais remercier waale aussi toute l'équipe bi nga xamante ne ni moom la àndal di liggéey gis nga yeneen zone yi sax Madické mais mooy suñu président commission sportive et jeunesse au niveau de la mairie mais ci beneen zone bi la bokk zone B mais gis nga ko ñëw si ñoom ñëpp teew si pour foo wane ne dañ leen di wan ne tey c'est la fête du sport ñun Sandiara ñun ñooy feetu kon nag yéen a war a yéen joueurs yi surtout c'est vous qui pouvez rendre la fête belle surtout aussi ak supporters yi na ñun ñëpp jàpp bokk ndey bokk baay et que la fête soit belle maa ngi leen di gërëm di leen sant. bi tey nag dañuy continuer encore ba tey di ànd ak monsieur le maire jëm fa nga xam ne moom mooy dëkkam li njukk foofu la ñu war a def li nga xam ne tamit moom mooy sunu añ daaga rek présenté wu préparé wu démali fi nga xam ne tamit moom mooy njël ci waat fii ci Sandiara ngir assister grande finale bi nga xam ne moo dox diggante ASC Yaakaar gi ak ASC Jant bi. jërë ngeen jëf téléspectateurs yi comme ni ñu ko waxee woon ñoo ngi ci fi nga xam ne tamit moom mooy ñukku nag mooy dëkk parrain bi Aliou Gningue moom loo nekk premier adjoint maire bu Sandiara kon ñukku mu ngi bokk ci département bu commune bu Sandiara. mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di ñaan ñëpp tamit ñëpp baal ma kàddu gi may jël nag peut-être dama ko jël ci ñaari aspect benn bi mooy dinaa wax ci turu jeunesse bi fi nga xam ne maay coordonnateur bi ñaareel bi dinaa wax ci beneen ci wàllu mag ñi nga xamante ne am na ku leen yóbbante te seen kii mënul ñu yóbbante ma ko daal. yóbbante boobu mooy que Aliou kooku nee na Fatou Ndiaye nee na mu ngi lay gërëm di la sant di la nuyu di wax ne cantam ak yow amul fam na fu mu commencé waaye amul fu mu yem xëy na moom moo waroon a taxaw fii wax mais mënu ko mu yóbbante sa papa Koli moom tamit. mu xaw a am ngànt yóbbante ma ci moom yóbbante ma ci yow Fatou Ndiaye nee na amul sa ngërëm yow ak sa famille yëpp mu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal li ngeen di def ni ngeen yàgg ci lool ndax gis nañ ne lu baax la ci askan bi sa taxawaay rafetlu nañ ko ñun ñëpp Fatou Ndiaye nee na nag sa ngërëm ak moom exceptionnellement moom la koy def mais nag man mi mu yóbbante vraiment j'ai pas les mots pour ma mën koo wax ni mu ko bëggee mais xamal ne daal mu ngi lay gërëm di la sant bu baax man tamit damay wax encore ci turu jeunesse bi gis ngeen tey peut-être tombé nag jour boo xamante ne kenn ku ne da ngay nekk ci activité mais jeunesse bi teew nañ ci en masse ci ginnaaw bi ñu xamee ne maire Aliou mi moo nekk président ASC Pélican nekkit koo xamante ne amul lu mu deful pour ASC Pélican bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo tax ASC Pélican taxaw ba ndaw ñi fekk ko fi di ko suuxat moom moo nekk tamit président bi nga xamante ne ci eeram la ñu jël coupe en 2011 kon kooku tamit ñun jeunesse yi mënuñu koo gërëm ci li ma jot a xam ci calendrier fu mu toll nii lii wane na rek moom mu ngi gunge jeunesse bi tey ñu ngi ci final te leer na day dugal loxoom ci poste def suba am na parrainage day demaat foofu te jeunesse bi moo tax muy dem le 27 encore journée élèves étudiants bu jegeem moom lañ ko parrainé waat kon kooku ki nga xamante ci benn moment ba nga xamante matul 10 jours boo amee événement yu mel nii c'est parce que am nga importance ci askan wi waaw loolu nag dañ ko ciy ñaanal mu yàgg fi lool parce que xam naa bu fi yàggee li mu ñuy defal nii dina yokku te ñun dinañ jëm kanam. wa taala wa barakaatuhu ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi tey jeetaay bu mel nii nag su amee dafa nekk li nga xamante ne ñun dañ ci war a jël kaddu pour plusieurs raisons d'ailleurs moo taxoon ma ne naa jël d'abord kaddu ci turu famille bi Ndiafa jële comme ni ngeen ko xamee ak en même temps kaddu ci côté professionnel amoon na troisième dimension mooy côté mairie bi mais comme coordonnateur mu ngi fi xam naa dina ci jël parole egg ci tuuti parce que li ma bëggoon a wax mooy ne Aliou soo gisee nga am xew bu toll nii mag ñi ak jigéen ñi ak xale yi teew ça prouve ta dimension am na fi la nit ñi teg te loolu dafa am solo dama bëgg nga xam ne kilifa nga lii wane na ko pour ma ñëw ci fi ma bëggoon a wax Aliou dafa nekk ki nga xamante ne suñu famille maanaam Diafadioué gis nañu teewaay bu rafet bi nga xamante ne teew nga ko ci famille bi kon nit nag amul dara lu dul bësam kon loolu su jotee franchement dañu war a def témoignage du témoignage yu ngisal nag parce que soo ko deful woon ñun duñ ko waxee parce que da nga ko def moo tax ñun ñu jël occasion bi profité wax ci Aliou famille bi yóbbante nañ ma nee nañu ñu ngi lay gërëm
di la sant di bàyyi la ak yàlla lépp li nga xamante ne incha allah yow mébét nga ko wala soxla nga ko yàlla na la ko yàlla defal parce que Aliou gis nañ ñu xew bu jot Aliou yaa ngi teew non seulement yaa ngi teew mais yaa ngi def nit ñaa ngi lay téléphoné képp ki nga xamante ne am nga ci soxla yaa ngi koy faj yaa ngi def ci suuf ci sutura parce que damay wax toujours ne yow doo politicien parce que politicien chaque fois ngeen baal ma encore yi ñun ñëpp ay politiciens la mais su defee dafay bëgg ñu fesal ko mais yow da ngay def li nga xamante ne lu rëy la ci sutura te doo bëgg kenn tudd ko kon loolu franchement kuy def loolu da ngay defar ngir yàlla loolu dafa am solo kon franchement tonton Gas mi nga xamante ne mooy suñu kilifa na den ne ka leyam aujourd'hui u garang u gidmanaamu Aliou tabaxen mi andoon tem yoon te ref mare miin a ref yoppaandiin a ref moodu yiin to laaya refu maak ina ref maxane in a njigeero ndab dof parce que a ge an andoona naaga damtu in am laytin naaga parce que yow xam nga fi may waxe dañuy toog di nas lu bëri nga ñëw ne déedéet bàyyil ma def ko donc in way ngidma nga in way sant nga boo ma andoona maaga a jige mete commencé tan mais jigee ma andoona maagaat dey ma bëgg a ñëw ci côté professionnel parce que dama wax ne côté politique bi dinaa bàyyi waa mairie parce que tey waruma wax waxu politique parce que kii sama rakk la dafa nekk dañu ne gone su loxoom setee mën na bokk ak ay mag kii nekk nag fu muy liggéeyee nekk kilifa li koy wane mooy mu ngi gérer ab budget bi nga xamante ne 5 milliards yi moo crédit hôtelier maanaam képp ki nga xamante ne tey bëgg nga tabax hôtel wala nga am hôtel soo ñëwee mën nañ génnee ci fond bi lebal la ko muy 5 milliards président Macky Sall mettre en place dénk ko ministère du tourisme Aliou mi moo koy gérer kon sooy xool tey ministère soo ci compté benn wala ñaari nit kii nga ci teg su bokkul ci ñaari premier yi kon loolu mooy wane ne seen doom am na njëriñ amal na njëriñ askan bi amal na njëriñ président Macky Sall gi daayu rek win wa àndoon nu yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk njuq ngeen jàppale seen doom parce que su ngeen ko jàppalee rek dina mën a dem fi nga xamante ne dina mën a gën a yóotu indi pour jàppale dëkk bi te xam nañ ci dara kon ma tënk wax ji noonu rek di leen gërëm di leen sant dama waxoon ne loolu laa ciy wax rek indi seede bu ndaw kon jërë ngeen jëf. kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di leen ñaanal yàlla yont bi lii yàlla bu mu fi gëj mag ñi nga xamante fi ñoo fi taxaw nekk fi maa ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla na leen fi yàlla yàggal ci suñu kanam waaye sama kàddu yi may wax maa ngi koy wax ci kàddu jegem bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen bàyyiwuma mag bàyyiwuma ndaw lépp li may wax maire yi ñoo ma ko yóbbu ne man loo wax baax na loo bëgg a wax it baax na mbala loo xalaat a wax baax na waaye su loolu passé dañuy sant Aliou suñu góor di sant suñu càmmeñ di sant suñu séeri ndax tamit Aliou seetaanul kenn Aliou bàyyiwul kenn Aliou xam na ñëpp ñi ci bokk mu boole leen ci Aliou tubaar fakàlla macha allah dañ koy ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ndax nag fàtte woo démb te boo fàtte woon démb sa tey du rafet waaye yow fàtte woo démb dangaa xam ña ca bokk nga boole leen ci Aliou amoo xàjj amoo seen ñëpp nga boole ñuy benn ñu ngi lay ñaanal yàlla ca kaw ca kanam ci lu baax yàlla na la yàlla jàppale sàng la sutura yàlla mi nga xam ne mooy def nag yàlla na yàlla def la nga xamante ne moo ne ci sunu xol yi te moom la ñu bëgg ñun jegeem day ak maire yeeg mag yeeg ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm foo bëgg a yegg yàlla na la fa yàlla yeggale. man nag dama bëgg a wax tuuti parce que dégg naa ñii di témoigner lu rafet lu baax ci le maire man ci côté bi may waxee mooy que ne li ma gis mu def xëj na def na ko ak keneen mais def na ko ak man te defaluma ko man mii di wax du man la ko defal mais ñëpp la ko defal ñi fi nekk ñëpp la ko defal parce que yaakaar naa ku defal Njuqu rek ñëpp nga defal du Saara mii taxaw di wax moom nga defal ci li may wax mooy que ne maire ñun am nañ fii suñu école ku jóge fële dugg ci suñu école bi da ngay rus bokk ci dëkk bi da ngay rus
ba yàlla defee am liñ ma fal ci école bi ma wax ko mu ne ma man kat am na li ma namoon a def ci école bi gars yi sax ñoo ma ko wax ma ne ko maire waaw defar baax na waaye def lu bees moo gën su dee mun naa ne parce que comme la fa nekk dafa yàqu te la koy yàq ñun ñi dëkk Njuq xam nañ ko mooy suuf sa moo baaxut kon dañuy xool solution mu ne ma ah man de wax dëgg yàlla mënuma laa promettre dara waaye nag xaaral dinaa xool yàlla def bi muy yàgg motul cinq mois mu ne ma dinañ leen may classe salle de classe boo xamante ne dañ ko occuper lépp banc carrelé tout soo xoolee salle de classe boobu dem na ci lu mot 8 millions ci matériel bi ci dem ak leneen ñi ko fay loolu yaakaar naa ku ko maye yéen ñi fi nekk ameen ngeen ko ngërëm parce que du ñëpp ñooy def loolu te mënoon naa wax ne que ah mairie ba ma nekk kat passé na parce que peut-être voté nañ budget bi kii te loolu mënu cee génn mais dane dinaa lijjante ba mën a am loolu comme def na loolu pour yéen nag ñu nit comme ni ko ñenn ñi waxee ameel nañ ko njukkal suñu njukkal mooy que ne jàppale parce que kooku doo ko jox xaalis mais am na loo ko mën a jox mooy que ne sa xam-xam ak sa kàddu gu dëggu parce que nag am na li fi waa ji wax sànq lu am solo la mooy que ne dañuy wax dinaa def lii mais ñay wax dinaa def loolu nay dëggu ci ñoom lépp lu fi nit génnee nay nekk ci yow na dëggu ci yow man su ma ñëwee nar a wax loo xamante ne gëmuma ko ci moom ma bàyyi ko parce que nag du ragal wala leneen kenn ku ne tamit noonu la war a demee ci ñun rek kon nañ ko gën a jàppale ñun ñëpp te di ko aussi fu ñu toll di ko gërëm parce que kay def loolu ñëpp di gis xëj na am na loo xamee ne def na ko te ñun ñii kenn xamu ko ci ñun kenn fekkewu ko tamit lii daal laa amoon wax dëgg yàlla lu tuut li ma ci naroon ñam maa ngi jégalu di baalu ñëpp ci lu ma juum ci waxin wala ci leneen jërë ngeen jëf. fii di fi tudd Aliou lool nga di ko tudd ndax moo waral bis bi waaye mën nañ ko bañ a tudd ndax yéen ñii yéen a ëpp solo Aliou fuuf lool ndax boo leen ko ëppul woon solo du doon lu mu doon ba indi fi li mu fi indi tey yàlla ñu boole fa ñu doon liggéeyee fële ca Saly mu nekk ku lewet lool ku neex a ñeme itam mu waral ñu jóg bàyyi suñu soxla ndax soxla la ñuy bàyyil soxla bu ñu bàyyee soxla dañu fi fekk soxla fekk ñu ëpp solo Aliou ëpp ñu solo ñëw bàyyi seeni soxla ñëw toog fi yéen a meññ Aliou waaye meññu leen ndax fii gisuñu fi benn xale boo xamante ne Aliou mën na ko meññ mu mën a toog fii am fi jotaay bi mën ko fekkee caw jërë ngeen jëf yàlla guddal seen fan lool ngeen fekkee njëriñu njabootu Aliou bi xormati nabi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag dañ ci wax du bare waaye mën nañ leen wax ak seede leen ne fa mu nekk fële gisuñu ci moom la mu ko xeebee wala lañ ko yabee amul bu amoon itam duñ fi ñëw ñoo ko mag foofu waaye mën nañu ànd ak moom fu ne nit ku baax ngi nii ku gore ngi nii tey laa fi mës a ñëw waaye li may tudd ci sama làmmiñ njox bari na moom xam na ko saa ñu fekkente ci ci jotaay danaa ne waaye Sandiara émergent pourquoi njox ko émergent ndax toujours ma tooñ ko ci kanamu ministre bi naan ko njox lu muy rëy rëy wala lu muy tuuti yëpp moo fay ilimaan ndax moom rek moo fa jàng Fatiha séeréer jànguñu dara ñu foondoo reewandoo noonu kii ku baax la ku gore la yàlla na ko yàlla fay guddal fanam lool ngeen yàgg di ko fekkee ak di ko teewee góor ñi ak jigéen ñi jàppaleen ne ni ngeen ko jàppee ngeen jàppee ñu noonu ñu ngi leen di dénkaanu suñu bopp asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu ñëpp
Mamadou xam nga yow soo ñëwul woon séeréer laa naroon a wax mais yow yàq nga mbir mi donc il faut yàq na mbir mi ñoom dinañ ko mal comme moom suñu jaam la dinañ ko may loolu amul benn problème kon mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant defe naa ne war ngeen xam li nga xamante ne ni moo nekk ci man mooy maanaam mbégte bu baax a baax kooku foog naa su ma leen ko waxul sax xam ngeen ko li tax mooy d'abord li nga xamante ne ni ñoo fi teew foog naa ku gis lii nga xam ne mag ñaa ngi fi xale yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi foog naa ñooñu nag ñoo seq àdduna ñi jógee dëkk bi ñu ngi fi ñu jógee Sandiara ngi fi ñu jógee Dakar ngi fi ñu jógee Saly ngi fi ñu jógee feneen a ngi fi kon loolu su fekkente ne da nga xewle am lu mel noonu ku nekk xam na ne il faut nga am mbégte bu baax a baax leneen li ci tegu mooy valeur ñu fi teew parce que su fekkonte ne nit yi dañoo teew sax day fekk daf may neex mais li ci ëpp solo mooy valeur ñi fi teew ñii samay moroomu papa lañu gis nga leen ci suba ba léegi fii la ñu yendu te lii di loo xamante ni rek presque mun nañ ne football la ñu teewe nii bay seen yiite yëpp yendu fii xam nga loolu foog naa ku la ko defal nga xam ne kooku am na fi mu la teg kon yéen ñooñu nga xamante ne ni yéen samay moroomu papa di samay papa maa ngi leen di gërëm di leen sant nga gis ay imam ñëpp a ngi fi nga gis aussi ñi nga xamante ne nii mooy samay moroom ñu ngi fi kilifa dëkk bi aussi ñu ngi fi te ki ci jiitu muy chef de village muy François muy jaraaf mu ngi fële samay papa yi surtout aussi jigéen ñi nag laa kii mention spéciale gis nga ko samay yaay yëpp ñu ngi fi ak samay bajan ak ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tudd mooy sama jaam yi sama jaam yi ñëpp a ngi fi mais surtout ñeneen ñi nga xamante ne ni ñoo fi teew gis nga koori wax na ko en tant que coordonnateur tey dafa ñëw représenter parti bi mais représenter aussi tout le conseil municipal donc sama famille sama mbokk ki côté ndey aussi côté baay ñëpp a ngi fi njool wax na fi léegi côté ndey aussi ñëpp a ngi fi waa mouvement Nanor gis nga ñoo ngi fi jaatam yi mooy seen association boobu nekk kii Dakar ñu ngi fi waa Saly ñu ngi fi waa Dakar a ngi fi mais aussi foog naa ñi nga xam ne ñoo fi agsi léegi muy Pathé ay ak Mamadou li njool doon wax léegi ñii ay kilifa lañ ñii tourisme Sénégal ministre bi suy wax liy jëmale tourisme Sénégal ñii lay waxal parce que ñii voilà kon nag voilà kon kii moom hôtel Teranga Saly moom hôtel Saly Princesse ñii moom kii hôtel Rivera ñoom ñëpp ñu ànd di liggéey kon ñii ay kilifa yoo xamante ne nii ñu mag lañ ci réew mi président de la république ñoom lay waxal su président bëggee wax ci tourisme Sénégal ñii lay woo toog ak ñoom wax ak ñoom foog naa yàggul dara bi nga xamante ne nii recevoir na leen kon ñii ay kilifa lañu vraiment suñu bàyyee seen yiite ñëw fii dama leen di gërëm di leen sant ñoom ñoo ma boole ak Turquie yi nga xam ne dañuy tabax institut islamique bi kii moo ma boole ak ñoom ba gis ngeen foog naa loolu yéen imam yi yéen mag ñi ñi nga xam ne vraiment kii l'islam rek moo leen ñor ñu koy def foofu kii moo ma boole ak ñooñu kon nga xam ne ñii vraiment ay kilifa dëgg lañu mais gis nga ko wax dëgg yàlla ñu bàyyi seen yiite bàyyi seen lépp ñëw fii dama leen di gërëm sant leen bu baax a baax di gërëm di sant jeunes yi aussi nga xamante ne ni fii la ñu ñëw ci suba ba léegi mais comme li ma leen waxoon teewaay boobu ñooñu suñu teewoon rek doy na ma mais li ci am solo mooy kaddu yi nga xamante ne ni ñoo fi jib donc sama Baye Zal yëkkati ko imam yëkkati ko di ko gërëm di ko sant Mamadou sama rakku papa la mooy imam bi fii moom ndax may tooñ fu ñu kiyee day dem nit ci ne leen est-ce que njuq xam ngeen ne foofu Aliou ñi ngi rek moo fa mun Fatiha njuq bi muy dégg di ñu tooñ mais alhamdulilah léegi am nañ école am na temps yi la ki la ko doon wax temps yooyu léegi vraiment am na école am na jàkk am na lépp fii
kon li nga ma doon xase léegi moom loolu deñ na fi mu toll nii donc di ko gërëm di ko sant vraiment ci taxawaayam comme li moo ko waxee rek sama papa dafa jël lépp jox ko te loolu nekk loo xamante ne nii aussi moo war mu koy doxal bu baax a baax donc waa France sax ñoo ngi fi Fanta ana Fanta voilà waa France sax ñoo ngi fi voilà donc ci kaddu yooyu wax dëgg di leen gërëm wax dëgg yàlla di leen gërëm di leen sant njool dégg nañ kaddu gi aussi vraiment neel famille bi que ne loolu ñun ñëpp la aussi tey xanaa man maa xewle mais yow noonu ngay doxale ñeneen ñi noonu la ñuy doxale aussi kooku vraiment ñun ñëpp ñoo bokk loolu coordonnateur moom comme li mooy wax rek moom li ma neex ci moom mooy koo xamante ne nii su dëgg jotee daf la koy wax te loolu dafa baax nit ki lu ngeen di ànd lu mu neex su fekkente ne dëgg jot na da nga koy wax te moom loolu la moom noo mun di mel ci àdduna su la naree wax dëgg daf la koy wax kooku aussi je pense jikko bu mel noonu nit su ko yoree dañ koy ci war di gërëm di sant parce que moo gën ngay bàyyi ba génni di door a wax li nga xamante ne nii gëmoo ko loolu nga gëm mais soo toogee nit ki di ko wax loo xam ne gëmoo ko xalaatoo ko loolu baaxul donc cheikh bi nag Saara mënatuma ko tooñ loolu moom nee naa sëriñ bi nag vraiment loolu foofu rek nga ma tooñe Saara ñun ñoo bokk lépp mu juddoo fii yaroo fii comme ni mu ko waxee affaire navétane bi xew tey maag moom def ci lu nekk jóge fii dem ñu nag ñoom Robert ñii dem ngaakaan jële fa coupe vraiment mu dem France mais gis nga boobu ba léegi aussi relation yooyu ñu ngi koy garder kon Saara maa ngi lay gërëm di la sant parce que li ëpp solo mooy yaa ngi fële mais chaque jour da nga may woo aussi xam nga sama njaboot ñëpp nga xam di ma nemmeeku di ma jox ay conseils loolu aussi vraiment dafa nekk loo xamante ne nii dafa am solo lool vraiment maa ngi lay gërëm di la sant Mbisaan nag moo yor kaddu jeunes yi donc Mbisaan du ma toogati sax di la gërëm li ñuy wax aussi mooy dama lay ñaanal. Mbisaan mii de gën ko fonk Mbisaan mii de wax dëgg yàlla lépp li nga koy wax noonu la koy doxale kon lu mel noonu dafa am solo nga ciy gën a jàpp ak ñeneen ñi ñëpp nga xamante ne nii jeune dëkk bi di ci jàpp di leen gërëm di leen sant bu baax a baax Saara nag moom xaw ma woon sax ne mun na wax en public mais moom xam nga moom saay-saay la su ko neexee mu nga koy kii mais su ko neexee nag mu ñëw nag def li nga xamante ne nii da nga koy tàccu kon tey mention spéciale xalaatuma woon sax nga wax loolu parce que su ma koy def aussi dama koy def rek pour waa dëkk bi te loolu moo ma war nit ki su fekkente ne am na fi nga toll mais defal parce que am saxul mën saxul donc li am solo mooy fi nga mëne nga def fa loo xamante ne nii lu baax la parce que amuñ fi dara dañuy toog rek di nettali kon su ma koy def vraiment dama koy defuma ko ngir leneen mais dama xam ne ci dëkk bi laa juddoo yaroo fi yàlla may ma yenn position yoo xamante ne nii war naa mun a indi dara ci dëkk bi donc loolu moo tax ma def loolu mais comme li nga wax aussi nee nañu nit ki soo gërëmul yàlla nit doo gërëmul yàlla kon maa ngi la ciy gërëm di la sant bu baax a baax wax dëgg yàlla xaaruma ko woon mais loolu aussi dafa am solo yow bi nga ñëwee vraiment gis nañ changement bi nga apporté ci loolu lañ doon xaar ci yow bi foog naa mos naa la ko wax man ne la nit ki suñ la falee fexeel ba yow su fekkente ne fii nga fekk nit ñi mu am pas boo xamante ne ni franchi la doon te foog naa tey aussi je pense ci sa magistère en 1 an foog naa li nga def fii wax dëgg yàlla rëy na rëyaay boo xamante ne nii je pense soo continuer nii njuq yëpp dañ ci gis seen bopp donc sama jabar nag moom wax ji nga xam ne moo ko ci turu jigéen ñëpp nag jigéen ñi moom ku nekk xam na ne wax dëgg yàlla moom samay xarit lañu gis nga ko ci suba ba léegi fii la ñu xëy ñëw fii defar lépp kon temps bi moo xatati fi mu toll nii mais na ngeen xam ne kontaan naa bu baax a baax vraiment na ngeen xam ne gërëm naa leen bu baax a baax vraiment gis naa ko à chaque fois aussi suñu teewee suñu xewlee vraiment nii la nii ngeen di taxawee mënuma ñàkk wax aussi ci maire parce que loolu aussi dafa am solo fu ma dem dañ la koy wax moom soo kii sax yàlla xam na ne keroog la gis sama ministre xam nga loolu ku baax rek moo koy def keroog dafa gis sama ministre ñu tase ñuy wax mu ne ministre am sama ministre bi Alioune Sarr nee ko nag lenn da laa lay xamal mooy que ne Sandiara loo fa dégg rek yow bul ma tudd xamal ne Aliou mooy def lépp. xam nga loolu ku nekk xam na ne vraiment sax mun naa ne wax dëgg xam na ne mënul demee noonu mais loolu
pour lu baax rek la ci jublu donc nga xam ne kooku ku baax la ku am yéene la donc loolu la wax ministre bi nee ko Sandiara loo fay dégg rek xamal man damay xalaat kii nii rek mais lépp Aliou la kon ku mel noonu foog naa soo ko amee muy sa kilifa da nga koy war di gërëm di ko sant aussi parce que ñëpp mënuñ am kilifa yu mel noonu souvent kilifa kii Aliou Faye mos na ma wax nee na su la yeboo nga gën a góorgóorlu parce que maire lim la defal de man mii di nga xam ne nekkoon naa président communauté rurale dama ko nangul kenn Aliou Faye moom ma wax loolu nee ma jël lépp jox la signature lépp jox la mu ne ma man da wax dëgg yàlla damay wax sama dëgg rek du ma ko defal nit kon nag kii su la ko defalee war nga koy gërëm di ko sant bu baax a baax kon te loolu nag waa Njuq dama ci jàppale donc na ngeen xam ne aussi fii laa juddoo fii laa yaroo lu may def yéen laay njëkk a xalaat ci lépp li may def may naan ah waa Njuq kat suñu déggee ne Aliou def na lii loolu laay njëkk a xalaat kon loolu na ngeen ko xam donc di leen gërëm di leen sant xam naa wax ji du mënal jeex mais gars yi ñu ngi may xaar fële terrain suñu kii ñu àggali loolu encore une fois vraiment ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. waaye tamit ñi nga xam ne ni ñoom ñooy bokkandoo kër gi bi nga xam ne ni añ nañ ba noppi def nañ waxtaan bu am solo ay témoignages ay ngërëm ci xarit ak ñi nga xam ne tamit ñoo bokk liggéey ñëw fekkale si ki nga xam ne ni moom mooy monsieur le maire bésam bi ñoom nag ci kër dañ fa ay kaddu ngërëm maire bi noppit benn yoon delloo cant gi nga xam ne jógee na ci ay ñi teew ci mbir mi jëm ci moom ba tax na rek léegi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nekk teewaay bi tamit am na solo fekk nañ fi tamit ndaw ñi jigéen ñi waaye tamit kilifa yi waaye tamit ay morom yi ñi nga xam ne ñoom ñooy maire bi ñëpp ñëw nañ fekk ci ko bisam bi ba tax na rek du yàgg dara ñu ànd ak ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire jëmali fi nga xam ne moom mooy stade bu Sandiara ngir rek présider final bi nga xam ne moo dox diggante ASC Jant bi ak ASC Jàkkaarloo ñi ñaan rek li nga xam ne tamit moom mooy final bi yàlla def ci jàmm. Bonne chance quand da ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee woon ñoo ngi fi nga xam ne ni moom mooy biir stade bu Sandiara
fii nag la final bi nga xam ne tamit moom la ñëpp doon xaar war a dox diggante ASC Jàkkaarloo ak ASC Jante bi war a xam loolu nag ñu parrainé ko ki nga xam ne ni moom mooy monsieur le premier adjoint du maire de Sandiara ki nga xam ne moom mooy Aliou Gningue moom nag dañuy seetaan rek àndandoo ak moom seetaan li nga xam ne ni Aliou Diop ñoom nag ñu ànd ñu seetaan ambiance bi nga xam ne moom la duggee ak tamit niñ ko présenté li nga xam ne moom mooy joueurs yi ñu daal di commencé rek li nga xam ne moom mooy match bi diggante ASC Jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy ASC Jant bi. waaw délégation bi wàcc leen dama wax ne diggante bi yàgg na de Serigne Gueye Diop ak Aliou Gningue man ba fi ñëw ñëw njëkk ba léegi ñu laa gis ñu def le ministre conseiller du président de la République bi nga jëlee Sandiara bi léegi ku romb Sandiara xamul Sandiara xam ne yàlla na changement Sandiara ay médecins ci laa ko déggee waaye nag may wax café ñu lay posé des waaye Aliou Gningue un compagnon fidèle lay seet un compagnon fidèle waaye naa la diggante bi moo tax am na ci xam ne bu baax ndax nag Sandiara boo diggante Ablaye dafa naa Sandiara nekkul fi daal c'est bon on y va 3, 2, 1, 0. Merci beaucoup. La sappo ñoo ñu de ndax boo gisee Pape Mat xam nga tax loolu Aliou Gningue fa la nekk il travaille jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi comme niñ leen koy waxee woon ñëw lii lañ la jëlee woon ci fi nga xam ne nii moom mooy stade bu Sandiara ci final bi war a dox diggante ASC Jàkkaarloo ak ASC Jant bi ndam li nag ASC Jant bi la mujjee fanaani moo dóor ki di ASC Jàkkaarloo ñetti bal ci dara ba tax na nag ASC Yaakaar gi ñetti bal ci dara ba tax na nag ki nga xam ne nii sax moom mooy maire bi rek dafa daal di décider daal di jox ki nga xam ne nii sax moom mooy maire bi rek dafa daal di décider ci teewaayu ki nga xam ne nii moom mooy docteur Serigne Gueye Diop nekk tamit ministre conseiller foofu ca président de la République moom
moom nag rek la àndaloon ci bis bi nga xam ne ni moom la jagleen kii di Aliou Gningue moom nag dafa jébbal rek ASC bi nga xam ne moom mooy ASC Jàkkaarloo ñeent fukki junni ak lii di ASC Yaakaar gi ñeent fukki junni ak jeu de maillot ak benn ballon jébbal tamit ASC Jant bi nga xam ne sax moomu daal di jël ndam li lu toll ci juróom benn fukki junni maanaam 300 000 ak jeu de maillot ak ballon loolu rek moom leen jëlale woon ci match bi nga xam ne nii wala final bi nga xam ne tamit moom la zone A créé woon zone 8A moom la créé woon fi nga xam ne nii moom mooy ci stade bu